asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku àdduna fu ngeen mën ci nekk ñu ngi leen fay fekk di leen nuyu di leen ziar nag di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen ñu am mbégte tey tamit ànd ak yéen si benn numéro wu teewlu Ramadan tey dinañ waxtaanee incha allah li nga xamante ne mooy aspect économique wu weeru koor bi ak yàq-yàq yi nga xamante ne tamit mën na cee am waaye laata loolu dañuy dem seetaan benn élément bi nga xamante ne docteur Tomba defal nañu ko ci li nga xamante ne mooy xëdd ak solom ñu dem seetaan loolu bu ñu ñëwee ñu dalal suñu invité daal di yaatal waxtaan bi jërë ngeen jëf. mbokk yi docteur Tamba moo dellu si waat tey ak yéen si waxtaanu koor pour que ngeen gën a yokk seen xam-xam si ngëneelu koor si wàllu wér-gu-yaram. parce que comme ni ñu ko waxee toujours koor dafa doon loo xam ne luy faj koor dafa doon loo xam ne luy jàppale suñu yaram koor dafa doon loo xam ne day renforcer suñu yaram ba tax na liggéey boobu bi yaram bi war a def si journée bi parce que yaa ngi woor dafa war a doon liggéey boo xam ne dañ ko war a jàppale moo tax booy xëdd parce que tey xëdd bi la ñu bëggoon waxtaan ak yéen xëdd bi dafa doon lu am solo parce que si lekk yooyu la ñu mën a am loo xam ne mooy indil yaram bi li mu soxla pour mu mën a tabax boppam pour mu mën a defar boppam pour mu mën a raxas boppam pour mu mën a indil loo xam ne mooy ngëneel suñu wàllu wér-gu-yaram donc xëdd lu am solo la te war na doon loo xam ne luy indil yaram bi li mu soxla si wàllum lekk warul doon ñam yoo xam ne peut-être suukar bu bëri rek lay indi si yaram bi parce que suukar su bëri soosu bu nekkee seen yaram mooy tax ngeen di gaaw a sonn moo tax ngeen di gaaw a lot ngeen dëgg nii ki koor gi métti na kër gi métti na day fekk li nga xëdd amul jaarul yoon parce que man miy wax ak yow mun naa leen ne parce que koor gi dina dem ba jeex du ma yëg coono du ma yëg dara lu dul ba sama yaram damay santé muy gën a yokku parce que lu tu waral loolu mooy ñëpp ñu may tàggat ñëpp ñu nekk suñu académie ñoom tey xam nañ nu ñuy mën a xëdd boo xam ne day tax du ñu xiif du ñu sonn te dinañu am kattan bu doy loolu li ko waral mooy lan xëdd bi dafa war a am ñam yoo xam ne ñam yu dund la te ñam yu dund mooy loo xam ne mooy fruit yu bëre donc soo naanee sa ndox ba pare xëy na pourtant bu dee am nga possibilité nga defal sa benn jus d'agrumes c'est-à-dire limon orange nga pressé ko naan ko dalay may kattan wàññi tuuti gëmmantu bi nga doon am bu si weesoo nga jël fruit yu bëri lekk ko boo ko lekkee ba pare leneen loo ci mën a teg nag amul problème su boobaa day fekk nga dundal say cër ba pare wala jox leen li ñu soxla ba pare bu dee sa mbokku séeréer yi nga bëgg a yokk mburu wala yokk leneen bu la neexee nga def ko mais jiitalal daal fruit pour nga mën a dundal say cër mën a jox say cellules loo xam ne moom la ñuy defaree énergie boo xam ne moom la ñuy soxla pour mën a def liggéey bu am solo boo xam ne moom la ñu soxla si weeru koor donc loolu mooy laa bëggoon na waxtaan ak yéen tey xëdd lu am solo la bu dee nag yow doo xëdd parce que yaakaar nga xëy na xëdd bi da lay sonal wala yaakaar nga xëdd bi coono la jàppal ni yaa ngi gaañ sa bopp jàppal ni yaa ngi teg sa bopp loo xam ne du yoon parce que yaram bi dafa am lu mu soxla pour mën a def liggéey bu normal dafa am lu mu soxla pour mën a defar énergie boobu donc loolu yow yaa ko koy indil si sa li ngay lekk te xëdd bi nag foofu la amee solo donc li ma leen di jox comme yëbbante tey si weeru koor bi mooy que xëdd dafa am solo nit ku nekk war nga ko mën a def pour jàppale sa yaram si liggéey bu rafet boo xam ne moom lay def si weeru koor bi pour yokk suñu wér-gu-yaram yokk suñu kattan mais aussi pour yokk suñu bien-être maa ngi leen di gërëm di leen sant te leen di jox rendez-vous beneen encore waxtaan ak docteur Tamba si weeru koor bi. jërëjëf kooku moo nekkoon docteur Tamba di coach nutritionniste ñu dalaloon ko fi keroog mu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne mooy njëriñu weeru koor ci yaram li muy def ci yaram léegi nag damay dalal samay invité ma tàmbali ci ki nga xamante ne mooy suñu papa Alaaji Ngañ papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. man nag dama bëgg ñu dalal gan gi ba pare. waaw man nag dama bëgg xam ne moom bu ma ko waxee daf may ne ñu dalal suñu papa ba pare mag buur la waa dëgg la mais xam nga comme moo ñu fekk si. waaw te it bàyyi jotom yëpp. dama koy defar honneur. waaw nga ubbee ci moom. après ayca waaw merci nangu nga loolu. merci suñu papa El Hadj Ngagne jërëjëf nangu naa ko. ah macha allah jërëjëf. suñu invité Pape Ngagne mu ngi tudd Alassane Gueye di économiste mu nekk PDG Gage. nekk tamit président commission financière et économique du CNES. tey ñu dalal la fi.
pour waxtaanee li nga xamante ne mooy aspect économique Ramadan bi ak tamit yàq-yàq yi nga xamante ne ñu ngi koy seetlu ak li nga xamante ne mën nañ ko def tamit pour jëmale suñu économie wu dëkk kanam ñu lay nuyu di la dalal di la bàyyi nga nuyoog mbokk yi. mi ngoog merci Aïcha ñu ngi sant yàlla ci weer wi di nuyu Sénégalais yi nga xam ñu ngi seetaan di nuyu tamit suñu papa El Hadj Ngagne di la sargal yow tamit ci choisir bi ñu choisir pour ñëw waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xamante ni moom la Sénégalais yi di dund ci weer wi maanaam ci fànn yi nga ko waxee muy d'abord fànnu culturel religieux et aussi économique ndaxte ñett yooyu dafay laxasoo kenn ku ci nekk am ci un devoir maanaam wàccuwaay ci sa bopp ak tamit ci askan bi naka la ñuy fexee ba loolu lépp mën a àndandoo di rafet te maanaam soutenable li tubaab di wax loo xam ne da nga koy def te doo ko yëg mën koo fàtte waaw bañ ci gaañ sa bopp. jërëjëf muy nekk lu am solo papa xam naa ne yow di nga ñu gën a yaatal ci li diine wax tamit ci wàllu yàq mais tamit gën a ñaax tamit suñu mbokk yi ci li nga xamante ne mooy jëmale dëkk bi kanam tamit parce que mooy njëriñal ñëpp. jërëjëf soxna Aïcha di la nuyu di la ziar di wax salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di nuyu suñu invité sëñ Alla Sène Gaye Alla Sène nag dama xamul bu mag ba la. waaw turandoom la. waaw turandoom waaw kon kii war naa nekk économiste. parce que turandoom industriel bu mag la woon. ci ñu njëkk Sénégal industrie Alla Sène. góor gi Alla kon moom war naa mën a nekk li mu doon. waaw kon ñu ngi lay nuyu bu baax. di la dalal ñu nit di ndokkeel soxna Aïcha ci waxtaan bi li nga wax am na solo économie mën na ko jàppee sàq boo xam ne ci ngay jël di jëfandikoo lii moo war a génn tey lii la ñu war a lekk tey lii nangam économie boo koy tas ci wolof defe naa ne mooy sàq rek ñu ngi koy jëfandikoo waaye ñëw nga ci lu am solo muy nit ki nan la war a dund bi noonu lañ ko war a jëfandikoo ak tamit koppar yi naka lañ ko war a jëfandikoo yooyu yëpp dafa am yoon te ñoom ñi nga xam ne dañ ko jàng xam nañu ne prévision la laaj prévision doo bàyyi këtt na jonn déedéet économiste yëpp dañuy prévenir dañu naan lii diir nangam balaa diir nangam war nañu préparer mu demaat diir nangam waaw ñoom loolu la ñuy liggéeyee bon loolu nag dafa laaj ñu former ci nit ñi préparer ci nit ñi waaw defe naa mbiru yàq nga jël tey yàq nag dafa bari façon te bari ay niveau waaye tamit ñun biñ ci gën a jàpp ñaare mooy lekk gi mais ginnaaw lekk gi dafa am lu indi lekk gi la indi lekk gi loolu yàq ko moo gën a metteeti lekk gi maanaam fa lekk gi jóge ka ko liggéey nañ ko liggéeyee foofu warul yàqu parce que bu yàqoo du egsi ci lekk gi ba nga koy tal waaw boo ko xóotalee da ngay xam ne boo gënee delluwaat ci loolu dem na sax ba ci lu bari loo xam ne xëy dañ ko gën a yaatu ci biir waxtaan bi ci yàq dem na ci ba jël poste def koo xam ne kii il n'est pas compétent dëgg la yàq la àdduna li ko gekk yëpp dafa am njariñ waaye li ko gekk yëpp bu yàqoo lekk gi ngay wax ne moom la ñuy yàq doo fa egsi ba di ko am dëgg la doo ko si di ko am parce que lekk gi ñaq koy indi te ñaq boobu bu jaarul yoon ni nga ko war a jaarale yoon ba mënoo cee am dara defe naa doo am loo yóbbu kër ga kon buñ ko xóotalee yàq moom ci li mu am na fu mu am njariñ nag waaw parce que kii defaraat foog mu yàq waaw yooyu yëpp dafa am ay paramètres la yoo xam ne du ñàkk bu ñu nee ba ci biir dinañ ko gën a leeral waaye daal bu fekkee ci lu ñu war a jëfandikoo la yàq ko moom dëgg yàlla baaxul yàlla def na weeru koor bi ak bi ko weesu mu fekk àdduna nekk ci contexte sanitaire bi nga xamante ne muy pandémie coronavirus bi nga xamante ne ñëpp la laal daaw weeru koor bi fekkoon ne ñu nekkoon ci couvre-feu mu metti woon loolu amoon ay action yu bëri yu jugoon tamit pour mën a jàppale nit ñi nit ñi war a liggéey mënuñu liggéey
diggante bi ñu bëri ñàkk nañ seen i liggéey. ñu bëri li nga xamante ne moom lañ daan suturloo tey ji téyetuñu si. ren ñu dugg ci weeru koor bi alhamdulilah génn nañ ci état de couvre-feu ba ñu nekkoon. ak confinement bi ba nga xamante ne mu juróon ay tensions yi nga xamante ne ba amoon événement yi fi amoon. parce que loolu yëpp ay frustration moo dajaloo. ki war a jug dem uti yor njabootam ki nga xamante ne mu ngi xool ay njabootam mënu leen jox ñu lekk ki nga xamante ne war na jàppale ay waajuram amul lu mu leen jàppale we loolu yëpp yëkkati fa woon fi tension yooyu ñun dugg ci weeru koor bi consommation bi dafay gën a yokk soxla yi dafay gën a yokk alors que normalement dafa waroon nekk weer goo xamante ne nit ñi dañ ci war a noppal seen bopp noppal ci seen poos may njëkkee ci yow monsieur Guèye ban lecture nga am ci déjà consommation bi pendant le mois de Ramadan seetlu nañ ne même les industries alimentaires bi agroalimentaire ci la ñuy gën a def seeni publicité gi yooyu parce que période de surconsommation la daanaka ban jàngat nga ci am loolu yow. Merci soxna Aïcha donc ni nga ko waxee maanaam Ramadan comme yeneen fête yi am Sénégal dafa bëri ay fête waaw mais Ramadan maanaam moom li ci doy waar mooy weeru yëpp la xam nga yeneen fête yi sax da nga koy jël mu nekk benn bis wala ñaari semaine wala ñetti fan mais lii weer bi yëpp la donc consommation bi dafay tar ci fanweeri fan te loolu ni nga ko jàngatee effectivement ci wàllu économie mën nañ gis ñett wala ñeenti consommation yoo xamante ni maanaam dañuy gis mu am maanaam tension bi ci njëkk mooy lekk wax dëgg fa yàlla nit ñi dëgg la lenn lii danañ ko lekk ndaxte maanaam demante bi da ciy bëri te nit yi tamit da ngay bëgg a defal sa njaboot lu rafet soppi un peu soppi la xale yi di lekk tuuti bëggal njaboot gi ñaareel bi mooy am na tamit non alimentaire ndaxte bu ñu demee ba jub ca feet ba donc faw ñu soppi la ñuy sol ginnaaw gu ñuy soppee la ñuy lekk danañ soppi tamit la ñuy sol loolu nekkaat beneen fitna pour borom kër yi boo xamante ni tamit dafa te boobu moom dafay farata soppi li ngay sol moom day farata ci ndaxte feet ci diine mooy bis boobu war ngaa soppi la ngay sol mu rafet waaw donc wàññi woon fële tuuti ngir waajal lii nga xamante ni yonent bi da koo bëgg sallallahu alayhi wa sallam ci boppam nga soppi nit ñi la ñuy sol waaye ñetteel bi maanaam niñ ko mën a tuddee moom mooy média c'est-à-dire da ngay seetaan télé waaye li ngay recevoir ci ay pub dafay bëri yenn saa yi da ngay bëgg ci sax waaye tamit média yi ñoom faw ñu jaarale ci ndaxte loolu mooy tax ñoom ñu mën a kii donc di nga bëgg a seetaan sa benn émission sax mais di nga gis ñu def ci pause boo xam ne daanaka dina def fukki minutes wala nga xamante ni publicité bi lañ ci dugal te loolu it dafay ànd ak kii ndaxte média yi loolu mooy seen di source de revenu ñeneen yi tamit boo xalee même journaux yi bu bokkul ak ñiy lekk maanaam produit ñiy lekk mais da ngay gis koo xamante ni maanaam jaayu lu ñuy lekk waaye dafa bëgg rafetal image yu société waaw mooy li ñuy wax institutionnel ndax publicité dafa ci am événementiel mais du loolu moom moo fi xew mais dafa am produit mooy agro industriel la ñuy jaay mais am na ñoo xamante ne jaay ñu la ñuy lekk waaye dañoo xam ni weer bi maanaam ñëpp dañ ciy bàyyi xel donc ñu ñëw di ci ndokkale ñëpp lu mel ni cimenterie yi lu mel ni banques yi lu mel assurance yi ku ci nekk ndokkeel parce que da ngay defar sa image ci société bi wane nii yaa ngi ndokkeel société bi dëgg la Papa Ngagne moom dafa am lu mu wax léegi lu am solo li nga xamante ne ci wàllu lekk gi yàq bi fa mën a am te man ma jàpp ne weeru koor bu dee jaarale nañ ko nañ ko war a jaarale yàq war fa mën a am du point de vue lekk normalement économie moo fa war a am waaw du point de vue lekk économie moo fa war a am ndax ëllëg ndax tamit kër gi du jour le jour dañu war a dund bu koor gi jàll it kër gi dafa war a dund quotidien ba
waaye lii la sëñ àll wax koor dafa tedd ba ku ne da nga ciy bëgg a xam nga avantage yi nekk ci koor ku ci ne da nga ciy bëgg a sàkku yiw te yiw gi mooy defar lu baax togg lu baax jox nit ñi da ngay gis invitation yi ci lay commencé da ngay ndogu si da ngay nangam da ngay nangam bon nga ne Covid bi ñëw greffé wu ci ñu toog 1 an yoo xam ne kenn demul kër kenn restez chez vous te Covid baa ngi fi ba léegi. xar rek restez chez vous boo xam ne ren sax xaw na tane mais daaw dafa tar bu leen fàtte ne daaw ñu ngi doon dog ci couvre-feu bi lañ daan dog dëgg la. bu leen fàtte loolu ren rek la ñuy doog a nekk ci kii total mais ci couvre-feu bi la ñu daan dogu boo fàttee 19 heures dina fekk ñëpp fatu dañuy daw sax nangam mu doon lu metti woon nga xam ne dund nañ ko yooyu boo ko xoolee booy xool sax ci yooyu yàq bi daawul bari ndax ñëpp daan toog benn place ñëpp daan toog ci benn groupe maanaam loo togg sax boo moytuwul mën naa bañ a doy ndax ñëpp daan toog ci kër gi à l'heure mais bu dee nii la da ngay gis tey nga reere fii kële reere fële dafa am ñoo xam ne aada la ci ñoom bu ñu ndogoo tey seen kër tànt ndogoo seen kër bàjjan bon dafa am bon mouvement bi day bari léeg-léeg nag ñu lor jigéen ñi parce que tamit bu fekkee naroo fi ndogoo yotti bi nga teel ko wax bu ñu bañ laa sóor yooyu yëpp dafa am ci suñu kër yi duñu prévenir ci dara foofu mooy li nga xam ne moo ci gën a sew waaye yàq baaxul lekk soxna Aïssa gis nga boo tiimee lekk bu sa xel dalal rek bàyyil lekk dalal xel rek la jubluwuñ ci lekk ba ne këkk déedéet parce que boo demee ci ustaas yi dañ la koy wax ci l'islam yonent bi da la ko daan wax bàyyilal nangam place bàyyil nangam place bàyyil nangam place parce que am na leneen loo xam ne dafa bokk ci koor gi mooy jaamu yàlla te am na foo xam ne boo fa demee ci rassasié bu baax ba lekk ba ne këcc pour nga julli dafay jafe te bul fàtte ne koor du lekk rek jaamu yàllaa ngi ci teewloo ngi ci lépp ngi ci loo xam ne lii da nga ko war a def moo koy accompagner parce que boo defee lii defoo lii mën sa koor mën naa manqué te boo xoolee koor yërmande yi gën a yaatu yërmande moo tax ñu ne koor lu la jafe woon ci lu baax jëm ko ci koor gi dëgg la bu la joxe ñam jafe woon jëm ko ci koor gi xëy na balaay koor gi jeex nga tàmb ko bu dee da nga siisoon jëm ko dindi ci koor gi jëmul balaa koor gi jeex sa xol yaatu nga mën a xajal nit yeneen ak yeneen nga ne li ci koor gi koor apprentissage la boo xam ne defaraat jikko la defaraat melokaan la ba ci lekk nga xam ne dafa am solo ki nga koy jox mu di ko lekk sax ñeme li nga koy jox ci sa comportement ci sa teewlu ci ni nga ko koy joxe ba mu lekk ko ak xel mu dal loolu yëpp parce que lekk dafa xaw a doy waar pour nit ki nga jox ko mu lekk foog am loo ko wan surtout ki nga xam ne kii nag da nga ko invité bala nga xam ne dafa bokk ci njaboot gi woor ba ngoon nga war koo taajal kooku dafa am nooy comporté woo yiw yooyu nag moo tax lekk gi di ëpp ci kër gi te boo xiifee gis nga ko xiif lu mu romb mu nekk ci xelam loo romb rek mu nekk sa xel parce que moom laa la junj ne la boo tiimee lekk ba sa xel dal bàyyil xel a koy jënd xel mooy indi yooyu yëpp nag lu mu romb rek jox ko xol rek nga ne naa ko jënd yóbbu léegi nag nga départ ci lekk gi nga dër ñaar ñett mën a toog xel dal na xel bu dalee dootul laal leneen loolu rek la waaw dëgg la toofal macha allah am na solo sànq nee nga ne effectivement boo waroon ñëw te ñëwatoo na nga yëglu waaw waaye léeg-léeg tamit nit newul woon day ñëw mu ñëw waaw moom laa la wax te liñ naan sutura yonent bi da daan wax ne borom kër booy ñëw sa kër sax da nga yëglu yenn saa yi di nga fekk nit ki xamoo nu mu toogee xamoo ban situation la nekkee mu ngi suturaal boppam am na noo koy bettee di nga xaw a xaawi suturaam soxna Aïssa loolu ci matadi la bokk ci matadi la bokk nit du matadi nit du wayadi yenn yi wayadi la matadi la
dañ ko jiiñ tubaab ne dafa fonk rendez-vous. waaw dañu jiit tubaab ne du ñëw rek xës sa kër. mais tubaab alxuraan dafay day yër alxuraan. alxuraan da ko wax. sa kër. sa kër. waaw booy dugg sa kër. war nga def bruit boo xam ne sax boo yëgluwul. war nga def bruit sa buntu ba boo xam ne. ñi si biir dinañ xam ne yaa ngi dugg si. dëgg la pour nga bañ a fekk nenn li lenn li. parce que nit nit rek la. dëgg la nit kenn du ko rof kers. dëgg la moo tax dañu ne kilifa day fémati. léeg-léeg nga romb dara mel ni ko gisul fekk gis nga ko. da ngay bañ a teg kers kooku. waaw dëgg la ndeysaan. léegi teraanga gi moom Sénégal la fekk baax macha allah. ñu ciy sant yàlla bu baax. léeg-léeg nag fi may waxee aspect yàq bi. mooy da ngay gis koo xamante ne dina jënd ba jënd lu mu soxlawul. te fekk na am na ku ko jege koo xamante ne. kooku benn tàndarma bu mu ndogee sax papa dëgg tëna ko. tëna ko waaw moo tax dëkkandoo jàmm ca gën. xam nga damay dégg ñu naan léeg-léeg ngay togg lu neex sa dëkkandoo muy xeeñ sa dëkkandoo waaye dëkkandoo boo amul jàmm noo ko yàqale. waaw dañu waxante dëgg dëkkandoo boo amul jàmm noo koy yàqale. xëy na boo leen amul woon jàmm boo ko yàqalee jàmm dikk. non attention koo amulal jàmm mënoo xëy rek togg sa lu neex yóbbu mu toroxal la. waaw loolu am doo ko def. moo tax xam nga boo gisee ñu ne nit ñi nañu amalante jàmm. nañu amalante duggante. nañu amalante laabirante. yu baree tax ak sax yeneen ak yeneen wéradee ngi ci sax. léeg-léeg nga toll foo xam ne nag balaa sooy mbokk di ñëw dëkkandoo baa ji gën a gaaw. yu mel noonu nga jëm liggéeyi. say doom nekk fa. sa dëkkandoo xëy na liggéeyul jour boobu. sa kër di bëgg a yàqu. ndax sa doom nekk situation. mu ak ñëw sa laaj ñu kii dafa feebar mu jël yóbbu. loolu lan moo ko indi jàmm. jàmm ma ko indi. dëkkandoo bi nga xam ne nag tamit da ngeen dende tamit parce que doomu aadama du rëy. doomu aadama du rëy. léeg-léeg di nga dëkk ak nit mu tane la. nga koy nëbb sa bopp. nit nag du xawi sax suturaam loolu. waaye nag di ko nëbb sa bopp. am na nooy laami soog nit ku la tane. moom it war naa am xelu xàmmee. xool la ci waxin. loolu ñu daan jëli. nit ki léeg-léeg du la warulaa ñaan sax. warulaa sollicité. yaa war a xam li la war sa diggante ak moom. dëgg la mooy loolu ngay wax ne sa dëkkandoo yor nga loo xam ne togg loo xam ne nàngam. mënoo ko lekk mënoo ko nàngam. nit daal booy defal loo xam ne lii da nga ciy jëlee tuyaaba waaye bëgg lu baax ba jëlee ci bàkkaar wala jëlee ci loraange. loolu baaxul mooy koor jot ngay togg ba togg loo xam ne bu ëllëgee ñu ngi koy xool ca sën wa. loolu rafetul. te lekk kenn du ko def ci mbalit. lekk kenn du ko def ci mbalit. quel que soit dama lay wax xam nga léeg-léeg dañuy tubaab yi mais ñun bi ñu gënee nekk xale. daan foy ci yenn cité yi. dem ay fan résidence ay yu mel noonu parce que foofu yëpp suñu fowukaay loon adolescent bi ñu nekkee bi ñu amee ay 15 ans yu mel noonu. dañ daan dem géej jaarul nangam. waaw dem géej ci baax mais boo daan dem ci mbalitu tubaab yi. pour te dire que tubaab ku ñu yar la. gis nga mbalit yi. bu lekk masaan des. gis nga papier aluminium yi moom lañ koy muur teg de côté. duñ ko booleeg mbalit mi bokk. duñ ko booleeg mbalit bi. xëy na am na ñoo xam ne seen xel nangu woon na pour lekk loolu. waaye boo ko lekk doo ko fekk ci mbalit mi bokk. dañ koy ber nii def ko ci kii teg ko foo xam ne da ngay ñëw jël ko. loolu daan am. ñun ñëpp xale xàmme nañu loolu. ñu mel noonu lekk dañ koy ormal. dañ koy kiiwal parce que orma bi mi ngi commencé ca togg ba. togg loo mën a lekk. ñàkk orma ba mooy togg loo mëntu lekk ba pare après dem boole ko ca mbalit ma. def ko ca mbalit ma loolu day delloo sax kër ginnaaw. yooyu yëpp mi ngi ci li ngay wax ci yàq ñu moytu ko parce que weeru koor yiw a ngi ci waaye yiw yi tamit buñ ci jëlee loraange mooy togg loo mën a lekk te it di dimbale. boo toggee léeg-léeg mu kii nga ne sama dëkkandoo bii kat nangam defar ko ba mu kii moom it muy nitu jàmm parce que jàmm rek am solo nit ki koo mën a dëkkal fexeel nga am ak moom jàmm asalaamualeykum maaleykum salaam loolu koo ko yàggat defal te muy dëgg ci yow bu yàggee seen diggante dana ratax
ba lu mu mos nga mos si comme nee nañu nit boo dëkkee moom boo yëkki ne mosal ko waaye mosalal ki nga amal jàmm nag parce que dafa am solo yow mi nga xam ne nag da nga néew doole aussi amal noo comporté wu te xam ne yàlla mooy dogal waaw yàlla dogal parce que tamit nit yemul di nga dëkk ak nit mu tane la di nga dëkk ak nit mu gën laa féete fii waaye lépp yéene ko rek boo ko yéenee la mu yorit dana roogalaat ba ci yow waaye nit bu la ëppee wërsëg tamit te yéenoo ko lu baax te mu xam ko pour loolu jóge ci yow it day am jafe-jafe. dëgg la Sénégal dañu baaxoo weeru koor bi bu jotee effectivement ni ko sam papa waxee sànq ci la ñuy demalante ku nekk di recevoir ñi nga xamante ne gëjoon nañ gisante ñuy gisante donc loolu dafa nekk loo xamante ne aspect culturel la boo xamante ne dafa am solo parce que dafay gën a resserrer les liens mais dama seetlu benn mbir li ñuy consommer li ci ëpp te loolu moo gën a tax ma bëgg ñu waxtaan ci tey dafa nekk loo xamante ne dañ koy jéggaane te sam papa sànq dafa wax ne lekk bi sax si boppam la koy indi mooy déjà ci mbay bi mooy suñu industrie locale yi am na information boo nga xamante ne séddoon nga ak man ci li nga xamante ne mooy importation yi ñuy indi ci wàllu ceeb bi dama lay bàyyi nga gën a yaatal foofu jox ñu chiffres yi ñu waxtaan ci mi ngoog foofu soxna Aïcha da nga laal fu am solo fu am solo dëggantaan ndaxte économie maanaam production moo ko yor mais boo produire faw nga jéggaane donc événement bu mel nii nga xamante ni pendant 30 jours ñuy consommer di lekk te la ngay lekk da nga koy jéggaane bu waa day xajamal économie maanaam ñiy def commerce danañ ci gis seen bopp naam mais askan bi en général du ci gis boppam dama lay jox misaal banque centrale dafa wax ni entre 2018 ak 2019 importation ceeb yi ndagam wàññeeku na dëgg la mais du caage ne ni kii bi ndaxte production ba moo ko remplacé waaw ndaxte importation yi jógee na 1,250,000 tonnes jëm à peu près 900,000 tonnes maanaam li différence bi ci ceebu mbay bi la ceebu mbay bi la waaye consommation yu yokk mais ba léegi des na déedéet waaw maanaam consommation bi ma nga fa mu newoon mais production bi moom moo remplacer nànk-nànk importation bi te loolu di doon lu rafet ndax bu amee ndax te ceeb moom la ñu gën a consommer daanaka ci suñu dund rawatina ci weeru koor loolu boo ko xaymaa ci ay koppar ñaata lay doon li nga xamante ne dëkk bi mu ngi koy économiser. waaw biñ ko xaymaa maanaam li banque centrale génne. waaw maanaam ceebu mbay bi li yokku. remplacer importation doon na 60 milliards. 60 milliards entre 2018 du politique nag. ndaxte ñun politique yi mais initiative yi ñu jël ci mbay mi. loolu moo ko indi. loolu moom ay chiffres la yoo xamante ni ndaxte ceebu mbay bi daanaka foo dem da nga ko gis. bëgg dëgg la nag warees na ci defaat yeneen kii pour que mu kii loolu ci wàllu économie day baax ndaxte du commerçant bi rek ci gis boppam. maanaam ki nga xamante ni day bay moom da ciy gis boppam. pour jox la beneen exemple ci loolu ci ceeb bi bala may jàll ci yeneen yi da ngay jël soble nga xamante ni moom dama ciy liggéey. ak ci vallée bi dama ci liggéey pour USAID di organiser filière bi en matière logistique récolte yi commencé na depuis février ca Podor waaw fi mu nekk nii waa Dagana commencé nañ génne bu baax ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ñaay bi mais boo xoolee dañu baaxoo ni bu amee surconsommation prix day yokk mais soble ñëpp xam nañ prix yaa ngi wàññeeku waaw soble moom xamul lu yokk waaye soble bokku ci te loolu li tax muy wàññeeku ndax production locale waaw mais bu doon production locale bi nekku fi ñuy importer commerçant moom stockam la xam stock bi lu muy wàññeeku rek prix bi waaw ndax faw mu def ko nag ndax bu stock bi di wàññi te yokk le prix bi da ngay am rupture donc loolu moo tax njëg gi di yokkoo dëgg la ndax sax ñoom dinañ jël donc loolu mu doon lu ñuy rafetlu wax dëgg fa yàlla ci ni que ceeb baa ngi importation yaa ngi wàññeeku mbay mi di ko remplacer boo xoolee Covid bi daaw bi mu amee biñ bëggee jënd ceeb doyul woon donc dañoo importer dañu jël ñoo xamante ni seen i bateau déchargé yooyu ñu nekk ci port bi donc loolu ñu ngi ñaax état la mu ci doon def mu dolliwaat ko ndaxte yoon bi baax na buñ ko bàyyiwul dina wàññeeku ñaareel bi
mooy blé. blé bi waaw. waaw blé bi moom dafa jéggi dayoo ndaxte li banque centrale wone ñu ngi jógee ci à peu près 700 000 tonnes 2018. mais fi mu nekk nii ñu ngi jëm 900 000 tonnes. maanaam ci 200 000 tonnes de plus. waaw mi ngoog te loolu dafa jaaduwul ndaxte ci weeru koor mburu moom rang jaral na la nga rang ñaari waxtu. ngir am mburu. ji buuxante. waa ji ci buuxante te yàlla xam na ni ITA def na ci ay liggéey yoo xamante ni mën nañoo dugub bi. mën na ci dugub bu baax a baax. man dem naa Saalum fan yële mais dañuy am farine mburu local. te nga xam ne dugub bi da ci dugub bu baax a baax te loolu yaakaar naa ni émission yi baax na ci. ñu xamal ni consommation bi buy baax comme nii te pendant 30 jours waru fi nekkal ndaxte booy importer blé ci biti. yow ay emploi étranger ngay importer waale. xaalis bi fa lay delluwaat. te loolu yaakaar naa ni liggéey la boo am na tamit beneen blé boo xamante ni ITA liggéey na ko. maanaam pas pour ndax ñaari xeetu blé moo am benn blé ndaxte loolu ñaar la dafa am blé pour tendre mooy mburu mais dafa am blé dur mooy pour ay vermicelle ay couscous ak yooyu. bon ci koor gi dañuy fexe di jaxase couscous bi te loolu mën nañ koo bay Sénégal. waaw ISRA man am na sama xarit ñoo jàngandoo Canada maa ngi koy nuyu bu fekk mi ngi Ngido Ardo Kane papa moo nekkoon député Gossas ci jamono yooyu Ngido mais PhD la ci wàllu biologie mu ni ma fi mu nekk ni ISRA defar na ko ba pare na maanaam ñeenti variété yoo xamante ni blé bu dur bi période bi muy sedd mën nañ ko bay Sénégal nga xamante ni bu boobaa vermicelle spaghetti ak couscous yëpp mën nañ ko defee Sénégal te loolu dafay wàññi bois importation déjà benn ci ceeb gi sénégalais yi gis naa seetlu naa ne de plus en plus ceebu mbay bi moom la ñu gën a jël moom la ñu gën a bëgg li nga wax wàllu blé beeg mburu bi am na boulangerie yoo xamante ne papa ñu ngi fi defar ay mburu ñebbe mburu nebedaay mburu foño mburu cere yooyu yëpp dañ koy defar léegi dafay rafet te pourtant nutritivement déjà moo gën parce que nit ki ku nekk fa nga nekk la sa yaram soxla la sa wérgu yaram soxla borom bi saxal na ko fa déjà beneen bi ci toppoon nga ne moo ciy ban waaw ñetteel bi mooy suukar ki ndax xam nga weer la boo xamante ni papa c'est-à-dire loo def moom foog mu am suukar boo defee ataay mu am suukar boo amee kenkiliba mu am suukar boo defee jus locaux mu am suukar boo defee fondé mu am suukar donc consommation suukar bi te it nutritionniste yi ñuy wax dañuy wax ne dañ yokk suukar bi ndaxte effectivement da ngay perdre lu bëri mais tamit suukar si wax nañ ni 15000 tonnes la ñuy consommer par an à peu près boo ko jëlee ci noonu Sénégal day nekk 180 000 tonnes te Sénégal amul capacité production boobu bon dañ koy jéggaani te Sénégal yor na suuf ndaxte am na ci borom xam-xam yu wax ni contexte bi mooy ka nga xamante ni moo fi def suukar ay atam maytu ko muy def ay investissement waaw ndaxte def na wàllam ndaxte génération day weesu ndax koo xamante ni pendant 50 ans yaa ngi def suukar mais la ngay def tamit mënul tax ñu mën a am lépp te Sénégal am na suuf anambe am na ndox am na lépp mais commerçant yi tamit foofu la ñu war a góorgóorlu ak industriels yi lëkkaloo defar beneen usine nga xamante ni bu weeru koor yi consommation la moom dafay tax usines yooyu day rentable mais est-ce que yombalal nañ leen ko ba nga xamante ne xàlli leen ba ñu mën a am facilité yi parce que dëkk bi amoon nañ fu ñu tolloon fi nga xamante ne yenn secteurs yi dafa am ñu ci amoon monopole waaw te man boo xoolee man liir naa foo xamante ni ki nga xamante ni moo fi defal suukar ka ko yoral nee na ki moom usine bi ay xelam nekkul sax ci yokkaat ndaxte nit day am ay at te état li mu wax pour suukar si te foofu commerçant yi sunu mbokk commerçant yi la ñuy sensibiliser mooy ni boo bëggee maanaam kii nu mu tuddati def suukar da nga koy def sur toute la filière ndaxte dafa am ñaari filière ñett sax boo xoolee bi ci njëkk mooy canne à sucre te Sénégal daa yor suuf soo xamante ni lu ñu bëgg ci canne à sucre mën nañ ko cee def da koo nangu muy ci vallée bi muy anambe ñaareel bi mu ni da nga koy kii ci wàllu sucre roux xam nga sucre bi ma kan boo koy sucre roux la njëkk a doon après raffinage bi topp ci am na ci ñoo xamee ne xalaatoon nañ indi sucre roux ba pare raffiné ko mais loolu état du ko nangu ndaxte la gën a metti mais nag association boo xam gis nañ ko Mali boo xamante ni Sénégal war na ko xool mooy ni état moo jël li metti li gën a metti muy bay mi moo ko féetewoo état dafa créer société
ndaxte état dafa xam ni lii privé yi mënuñu ko def mais mu ni partenaire étranger ñëwal ñu ànd ko man ma def ci suma suuf def ci sama alal léegi nag mu am volet industriel boo xamante ni moo gën a oyof waaw bu waaw nag loolu yéen ngeen demal seen bopp te loolu dafa war a am ndaxte bayum canne à sucre maanaam du loo xamante ni ki fi nekk def na ko rek ci benn at da ko tàmbali waaw da ko préparé ba yegg fi mais nag il faut que ñu defaat beneen sucrerie ndaxte lu mel ni koor dafa am solo ndaxte bu dul ñun sax mais Mauritanie muy ndaxte naar dafa bëgg lu saf suukar Gambie Conakry ñooñu ñëpp maanaam économie la boo xamante ni maanaam surconsommation bu maanaam ay débouché la pour ay industriel te loolu yaakaar naa ni moom moo nañ ko bi ci mujj nag mooy meew bi waaw meew bi tamit dafay jéggi dee ndaxte li ñu fi yor ci ay kii dama lay jox benn exemple rek Koungheul ndaxte maa ngi nuyu président conseil départemental bi di sama papa Assane Diop ak maire bi di Mayacine Camara maa leen di conseil pour jox la misaal 60 000 nag moo fa am 60 000 nag moom la ANSD wax 60 000 nag am na ñu ko ëppale nag du moom moo fi ëppale Sénégal moo ëpp nag France Sénégal moo ëpp ay nag France waaye nag France seeni nag dana génne 30 litres ci benn jour maanaam dinañ ko traite ñetti traite 10 litres ci suba 10 litres ci midi 10 litres ngoon am na sax ñoo xam ne mën nañ def 4 traite moom mu génne 40 litres te ñun suñu nag yi du weesu 4 litres par jour loolu mooy problème bi c'est nag boo xamante ni moom la muy lekki day dox uti ko te nag daf ci am lu borom xam-xam yi wax mooy la muy noppaliku dafa am solo ci mu mën a génne meew waaw maanaam noppaliku da ci ànd donc nag boo xamante ni yaa ngi ko doxloo yendoo dox kooku mënoo xaar ci moom lu bëri donc nag dafa am li ñuy wax bien-être la muy naan ndox ba ngay naan moom la nag war a naan waaye naan loo ko ndox boo xam ne ca dégg la boo xamante ni bu ko naanee am jaare nag yooyu li muy lekk da nga ko koy defaral da nga koy bayal ngir moom mu am la muy lekk mais fii du ñu bayal nag dañ ñëw rek fexit da sax jéggi toolu jàmbur donc loolu noonu moom mooy li nga xamante ni war nañ ko xool ndaxte def naa ay calcul Sénégal fi mu ne mi ngi consommé ci wàllu les 500 millions de litres Sénégal 500 millions de litres boo jëlee genn wàll gi à peu près lu ñuy produire local la genn wàll gi lu ñuy jéggaani donc pour wane ni jëliwaat lële dafay yomb ndaxte boo jëloon tey 60 000 nag yooyu maanaam ñu inséminer leen ndaxte loolu am na ci ñu koy def yoo xamante ni insémination dafa kii ndaxte am na ñoo xam dañuy wax sexe femelle nga xam 85% jigéen lay doon xam-xam teg na fa nga xamante ni loolu noonu bu ñu ko defoon ci nagu jigéen te leneen li mooy dana jóge 4 litres dem 10 litres minimum mais man dama dégg ñu ne actuellement sax production 4 litres boobu ngay xeeb am na ñoo xamante ne condition de conservation yi ñàkk na demee noonu ba nga xamante ne lu ci bëri dafay yàqu dafay perdre ndax xam nga boo xoolee tey ci àll bi ñu ngi jaayee litre bi ay 250 francs le litre mais boo xoolee loolu lu rentable la ndaxte amul bridel booy jënd te du jàgg 1000 francs wala 1200 sax mu dem ko bu dee kii bi te Sénégal war nañ mën a def noo xamante ni te loolu tamit industrie agroalimentaire c'est vrai que am na ñu fi nekk tamit di ci góorgóorlu mais doyut ba nga xam ay sénégalais ak ñu fi nekk mais doyut ba dañ koy boole pour ndox meew te malheureusement pour ndox meew bi ñuy indi du baax waaw ndax ñëpp xam nañ ni boo demee boo ko xoolee matière graisse végétale la du matière graisse animale ndaxte boo déggee ñu bëri pour que ñu leeral ko rek pour ndax dafa am solo ci émission yu mel nii ñu wane ni consommation bi dañ ci war a baale développer waale suñu réew fexe mën a am capacité de production di soppi li nga xamante ni moom mooy jóge bitim réew di ñëw boo xoolee meew bi buñ ko defaree dañuy koy écrémer c'est-à-dire la ca kaw mooy niw bi dañ koy dindi moom lañ def beurre mooy beurre boo xamante ne day nekk beurre animal mooy marque président boobu pour bañ ko defal publicité am na ci yeneen nag yoo xam ne yeneen yi beurre yi ngay gis yëpp margarine la soja la ak tournesol loolu dañ koy jéggaani te ñun war nañ mën a fii ñun suñu bopp suñu kiyee noonu mën ko am te leneen li fii ñëw maire bi fii ñëw nag mooy maire boobu nga xam dañuy tonni beurre bi may remplacer ko par matière végétale ba pare beurre bi noonu ferñeent yi fa la ne
lu baax lépp fa la nekk li baax lépp fa la fa la nekk loolu la ñuy teen moom la ñu tonni kii. léegi lu bon ñu def ci ñu def ci matière grasse végétale. léegi ñun sénégalais yi ñun loolu la ñuy consommer ba pare waaw. jàpp ne ñu ngi waaw. si te ci wàllu économie boo ko xoolee. ndaxte meew bi nga xamante ni moom la sàmmkat bi di génne. war nañ ko aar ndaxte compétitif na mi ngi ci 250. war nañ ko aar defare ko noo xamante ni sunguf meew boobu nga xamante ni ndax pour mu nekk sunguf meew. dañuy génne ndox bi. ñoom énergie la ñuy jël génne ndox bi ba mu doon poudre boobu ñu def ko ci ay sac. dugal ko port fayal ko bateau mu ñëw port conteneur yi nga fay douane mu ñëwaat waaye te bu ñëwee fii commerçant beeg détaillant bi boutique ku ci nekk am ci sa marge. ba pare amatul foofu yow boo ko bëggee utiliser faw nga jënd bouteille gaz. taal ndox bu tàng. ba pare soog ak kokoy kii donc li nga xamante ni donc meew boobu jaar foofu warta gën a yomb sunu meew bi nga xamante sunu sàmmkat yi ñu dama koy la ciy tegal man dama seetlu ci li ma tukki yëpp dama seetlu ne ñoom du ñu naan pëndax meew mi. déedéet ñoom Europe du ñuy naan xalaatuñu du ko ñu naan lait en xalaatuñu doo ko ko fa gis. doo ko fa gis baaxul doo ko fa gis. lait en poudre duñ ko naan xalaatuñu ko liquide bi rek la ñuy naan liquide bi rek te liquide boobu daf ci am loo xamante ni ci wàllu ramadan bi industrie agroalimentaire locale bi war na ko xool livraison à domicile ndaxte meew am na ndaxte ba léegi nekk guñu ci sécheresse xam nga fi mu nekk nii gàncax gi jeexagut bon meew mi ngi bëri waroon nañ xool organiser noo xam te loolu ministre de l' agriculture ministre de l' élevage waroon nañ xool noo xamante ni doon nañ mën a permettre des livraisons à domicile ci meew mi jóge ci ci nag meew bi bu jógee ci nag yi directement nga xam ne du jaar ci ay yeneen circuit court lay doon nga xamante ni ñi nekk ci ñoo xam ci ñaay bi wala ñi nekk waru Fatick wala ku nekk war nañ ko fexe organiser noo xamante ni ak ci ak DER bi ak xale yi nga xamante ni day jugee direct te gis nga ni ñu koy defee man am na ferme bu ma visité Diamniadio mais dañ koy pasteuriser rek waaw xam nga ñaar moo am dafa am pasteuriser ak UHT pasteuriser bi mooy nga jël meew bi tàngal ko ay 60 degré 70 degré ndax da ngay rey bactérie mais boobu boo ko jëlee rek mën nga ko jël 10 jours mën nga ko conserver 10 jours sa kër mooy les frais te boobu noonu war nañ ko mën a jël ci weeru koor bi fexe def ko objectif ni meew bi ñuy importe ndaxte loolu bu ñu ko defee circuit court man gëm naa ni warta mën a dépasser 800 francs 900 francs te xam ngeen li lait en poudre di jar jéggi na dayo te du qualité bu baax donc côté boobu ci wàllu économie ñun jàpp na ni émission bi nga jël laal nga foo xamante ni maanaam ñun dañ ciy jàngat ni war nañu mën a surconsommation boobu jëriñ production locale dama lay joxaat benn laaj après su ko defee ma bàyyi papa nekk xam naa ne foofu dina ci intervenir mu gën a neex tey jii dama bëgg nga expliquer ñu téléspectateurs yi chaîne production bi tey jii nii ñan lay bénéficier li nga xamante ne fii lañ ko bayee defaree ko fi chaîne bi ba nga xamante ne fañ koy bayee ba mu egsi ñaata nit ñoo ciy liggéey ak ñan lay jëriñ li nga xamante ne lépp ci dëkk beeg la moom fii lay des chaîne de production boobu nga wax noonu dafa doy waar parce que boo ko jëlee da ci am alimentaire comme ni ma la ko waxee non alimentaire mooy tissu boo jëloon tey tissu tamit day jéggi dayoo ndaxte tissu boo xamante ni Sénégal jamono Icotaf jamono Sotiba dañ daan def piis nga xamante ni loolu bu feet jotee nga mën koo jëlee Icotaf wala jël ko fii loolu day baax ndaxte ay emploi lay tax fii réew mi toll ndax chaîne bi nga wax noonu fi réew mi toll ñu soxla ay emploi xale yi dañoo bëgg a xëy te xale yi ni ñu toll ak fa ñu jëm faw ñu absorber leen te ne pour ñu mën leen a absorber xale yi mooy la ñuy lekk di ko jéggaani nañ ko defare fii pour ñu defare ko fii nag faw moom xale yu jàng ndax xale tamit mënoo jël xale fekk xamul dara dëgg la waaw d'ailleurs man gis naa benn enquête bu mairie de Mbour def ni xale yi xaalis bi président wax du loolu moo leen gënal xale yi dañ bëgg jàng ndax xam nga jàng Sénégal moyen koy def formation ndax formation tey boo bëgg sa rak rek ne dafa bëgg yow bu fekkee ni mënoo jël ci sa salaire defal ko day jafe formation gratuite amagul waaw donc pour dire que donc chaîne bi pour mu ñi muy jëriñ fi mu nekk mooy commerçant yi chaîne bi daal li muy jëriñ mooy commerçant ki nga xamante ni mooy actuellement importation yi ñuy def ki mën a indi conteneur nga xamante ni day feesal magasin ñaari weer balaa koor entrepôt fees waaw kooku moom fi mu nekk moom la jëriñ ñaareel bi moom mooy média yi tamit ndaxte boo xoolee ki nga xamante dafa feesal magasin lan la bëgg mooy mu génn lan lay def annonceurs yi lay dem seeti
waaw leen kii leen nga xamante ni yow la nga bëggul woon jënd sax ni ko sam papa nga ñu waxee maanaam xel mooy jënd ndax tubaab bi dafa wax ne ayda mu ni nit ki dana am attention ci dara maanaam am ci intérêt waaw waaye désir bi maanaam la koy kii pour mu dem jëndi nekkagu fi mais loolu nag la média di def waaw média day précipiter l'achat da lay xiiral waaw di lay xiiral da yow mbokk xale yi bu ñu gisee ni ko papa da lay waajal waaw bu yàggee jaar ci écran bi rek mi ngoo donc ñi nga xamante ni te média bi war nañ ko mais loolu tamit état moo leen ci jàppale ndaxte ñi nga xamante ni ñoo mën a jël relais bi pour ñun ñu gis seen bopp mooy production locale bi ñooñu amuñu xarañte agro industriel waaw te yaakaar naa ni bu fekkee ni loolu moo ci li ci manqué dëggantaan mooy fexe produits agricoles yi mooy sunu meew local bi mooy fexe tamit sunu oignon légumes yi légume yàlla moom wax dëgg fa yàlla oignon bi moom loolu dama ci pomme de terre xaw na kii tuuti ndaxte demul ni comme pomme soble mais soble victoire léegi yaa ngi xam nga wax nga fi mu ne nii actuellement ak importation yi chaîne bi ñi koy kii mais bu doon lu ñuy produire fii la diggante ka koy bay ka koy transporter ka koy conditionné ak yëpp chaîne boobu noonu lan la war a mën a doon boobu laa bëgg d'accord loolu li nga wax dafa am solo ndaxte chaîne bi di nga ko jël minimum ci juróom-ñaari pàcc bi ci njëkk mooy ndox ndaxte dañoo yor suuf gis nga boo demee ci vallée bi dafa am suuf soo xam dafa dëgër mooy ci la ñu béyee ceeb bi ndax xam nga ceeb bi par inondation la mais boo jéggee route nationale bi dafa am suuf mooy la jéeri ji waaw suuf su nooy la gis nga loolu bu ñu fa indi woon ndox bi foofu noonu kenn te loolu ay investissement la yoo xamante ni war nañ ko def maanaam li nga xamante ni ci wàllu tey waa vallée bi jor nañ matériel bi état bu leen joxoon ay marché tey ñu liggéey ndox bi mu jéggi route bi ñëw foofu ndaxte soble xam nga fruit bi ci biir suuf si lay nekk bon bu argile bi bu ko jàppee rek boo ko xëccee mën nga cee ñàkk dara donc loolu mooy li njëkk d'abord moom mooy aménagement yi état loolu emploi yu bëri la xaalis yu bëri la ñaareel bi moom mooy production waaw te production dafa am ñaari yëf bi ci njëkk mooy semence Sénégal ISRA li doy waar mooy état dafa def recherche ci ay recherche mais ñay produire seeni semence dañ koy jéggaani bitim réew maanaam semence su soble semence su pomme de terre semence loolu lépp dafa war a xam-xam baa ngi fi man am na kenn ku ma doon wax ci CDH mooy centre de l'horticulture mu ni ma waa Niger ñoom Sénégal la ñu jëlee semence ci xam-xam Sénégal fu ñu jëlee semence fii Sénégal dañuy importer ndaxte loolu liy indi mooy même sous région bi dañ naan ni Sénégal bàyyil ba ñun lu ñu soxla nañu dem Sénégal rek ndax ñoom xalaat nañu lépp waaye duñ ko jëfandikoo waaw ñu bëri loolu la ñuy wax boo gisee ñu bëri da nga boo seetaanee télé da nga gis ñu bëri ñëw dañoo ñëw xool si lii après même projet yëpp étudier nañ ko léegi mise en œuvre mooy problème ñoom dañuy ñëw jël projet yu ñu étudier ba pare ñoom ñu dem mettre ko en œuvre donc li ci njëkk moo loolu mooy ñaareel bi mooy wàllu semence ginnaaw ndox bi semence ak tamit ñay bay moom bëgg nañ ko ndaxte waalo moom surtout Podor fa mu gën a métti fa mu gën a tànge ndaxte boo jëlee vallée bi genn wàllu production bi Podor la nekk dafa la gën a tànge ñetteel bi mooy transformation ndax boo xoolee tey soble bi ngay gis loolu li may metti ci supermarché yi mooy surgelé ndax soble boo xamante ni France lañ ko bayee surgelé ko def ko ci ay mbuus paasal ko avion du ñëw kooku woot naa gën a yomb suñu soble si loolu nit dafay am caractère donc loolu transformation war nañ mën a def ay sac 50 kilos ay 25 kilos ndaxte sénégalais bi mënut a jënd sac waaw mais ñetteel bi tamit def transformation ay pomme de terre yoo xamante ni surgelé ak soble surgelé war nañ fi jógee loolu war nañ mën a def donc ñeenteel bi moom mooy lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu jàng ndaxte nit dañ koy xeeb mais jàng dafa am li ñuy wax emploi ndax xale yi boo bëggoon ñu jàngi te mënuñu am koom tamit day metti xale yi mën na liggéey di jàng en même temps waaw te tubaab bi noonu la ñuy def mooy alternative nga apprenti ngay doon dañ lay jox SMIC tubaab bi sax ñoom dañ ko fixé dañ lay jox ba 70% du SMIC nga xamante ni yow di ngay jàngi mais dañ lay fay ca la ngay jàng nga xam doo doon fardeau motivation état nag am na ci benn rôle bu baax mooy 3FPT état ni booy dem formation mën nañ la subventionné ba 90% mais nag dafa yaatuwul trop mais donc beneen bi nga xamante ni nag moom mooy mooy distribution doon na loo xamante ni
maanaam produits importés yi ñoo ko gën a mën a utiliser. ñoo ci gën a xarañ que baykat bi. baykat bi moom la mu xam daal mooy bay naa mi ngi sama tool. jóor ko fa baana bi moom mooy ñëw jël si ko fa. liggéey ak coxeur na baana dem coxeur sama. waaw coxeur ba liggéey ak baana bi liggéey ak grossiste. grossiste ba ñëwaat ci marché Castor tam fekkaat fa benn coxeur ak donc nga xamante ni baykat bi maanaam war nañ leen mën a organiser noo xamante ni ñoom dinañ mën a développer des chaînes yoo xamante ni day ordre de distribution long xam nga chaîne de distribution court ñoom mën nañ ko ndaxte Sénégal est-ce que xam nga fan la ñu gën a consommer soble Louga. ndax mooy zone des Niayes. ok waaw même soble lu mu jeex foofu dafay bëri trop. donc kii nga xamante ni donc mooy maanaam réseau de court bi réseau de distribution court bi. kooku moom paysan bi mën na fa. mais bu dee loo nag nga xamante ni dafay laaj dem ba boo xoolee sax importation oignon consommation bi. wetu Kolda la ëppee. mooy fa mu gën a soree zone de production yi. donc leneen li nga xamante ni nag moom moo ci dolli te loolu tubaab yi ñoom xam nañ ko bu baax mooy bu fekkee ni da ngay développer sa substitut da nga bëgg a substituer say importation moo ci xam ci ceeb moo xam ci blé moo xam ci suukar ak leneen machine ya koy liggéey. machine yay liggéey mooy tracteur yeeg yeneen yeeg offset yeeg yooyu da ngay fexe defare ko ci sa biir réew. Sénégal nag boo demee ci vallée bi am na ci ay jéego ndax di nga gis machine yoo xamante ni ci batteuse yu ceeb sénégalais yi ko defar mais nag li bon nag mooy état indi machine yu bëri dëgg la baax na sax waaw mais loolu day rey artisan ndaxte loolu consommation moo yor industrie ndax consommation boobu bi ñuy wax nii bu fekkee ni xool nañ ko gi foofu ma la jaar yëpp mais day dem ba ci ki machines yi ngay utiliser pour bay machines yooyu da ngay fexe defaree ko localement donc pour dire que boo ko xaymaa du ay centaine ay 200 000 300 000 emplois xaj na ci li nga xamante ndax Sénégal dina recevoir chaque année lu tolloog 200 000 chômeurs. kon daal xam-xam baa ngi fi mais pratique bi mooy problème. ñëpp daal àndandoo. waaw am maanaam état bi ñuy wax état organisateur. waaw xam nga état day mën a organiser. ni lii ak lii ngeen bëgg. mais da ngeen ku ci nekk daa séparé waaye am na ci loo xamante ne amu leen ko muy doole bi. waaw ma dooleel leen. état day dooleel ba pare nag protéger moom boo ko defulee la nga def yëpp day mooy li ma wax ci yëre rek Icotaf ak yëpp dañoo daanu. ndax fraude beeg état bi dina dooleel waaye ak bata état bi dina dooleel waaye askan gi tamit dafa war a dooleel askan gi naka lay dooleelee di consommer li nga xamante ne fii lañ koy defaree doomu dëkk bi ñoo koy defar parce que tamit am nañ xaw a am complexe boo xamante ne dañuy foog ne li nga xamante ne moom la ñu jégaane moo jógee bitim réew moo gën a baax toujours alors que c'est pas le cas. commencé dañ ko def ci ceebu mbay bi ak ci yeneen ak yeneen mais population yi nañu jëlaat li nga xamante ne ñun ñoo ko moom parce que boo jëlee diggante ka koy bay ka koy góob ka koy transporter ka koy indi transformer ko ka koy mettre en condition sous conditionnement ka koy distribuer ak ka koy toog di fa jaay ñooñu ñëpp ay doomu Sénégal la ñuy doon ku ci nekk la nga cay am da nga koy yóbbuwaat sa kër ci Sénégal lay demaat donc ñu ciy ñaax suñu mbokk yi wax dëgg fa dëgg bu ñu bëggee ñu dem tamit ku ci nekk foog nga jàpp ci ñu leen di fàttali ne ñu ngi seen émission teewlu Ramadan ci ITV ñu ànd ceeg Alassane Gaye di économiste ak suñu papa Alaaji Ngañ papa gis naa ne bi muy wax sànq ba léegi yaa ngi ci am engouement boo xamante ne dama lay bàyyi nga déroulé dafa tënk lépp jàngal ñu lu bari tey te ñu bari war a xam li muy wax te it ñii waruñoo gëj di wax ak nit ñi parce que fii jamono tollu tey dañu war a ubbi xel yi gën a jàjjaat nit ñi ci li ñu war a def yéen a ko wax étude nañu lépp teg waaye pratique bi mooy problème état aussi day organiser moom tënk na lépp li mu wax fii lépp buñ ko toppee li ñuy jooyantu lépp dana am xanaa nga am peuple bu feeña peuple boo xam ne nangu dañuy consommer te nangu ñu liggéey loolu nag lañ fa war a dindi former jàngal former jàngal former di pratiquer booy xool li mu wax yëpp jaarale ko ci meew mi jaarale ko ci ndàngam jaarale ko ci ndàngam mu ne la France ñun ñoo ëpp nag France
waaye nag yi France ñoo ëpp njëriñ suñuy nag. mi ngi commencé ca nañuy entretenir nag yi. wax na ko ci CN yi la ñuy naan. ndox yoo xam ne sax xanaa li ñuy ay mala moo tax ñu nangu koo naan. lekk gi dañuy yendoo lekk rek. dox rek. guddi rek la ñuy reposer. xontuñu leen. parce que li ngay xontu parce que dafa bëgg wax ne nag dañ ko war a xont. xont bi mooy. dañ koy wutal mbayu boppam. dañuy bayal nag bi. bayal xar mi. bayal jur gi. bu ñu leen bayalee ci li ñuy ëpp productivité. ci nag rek la ko wax mais ci bëy yi sax. ba ci xar yi. ba ci yeneen jurukaay yi nga xam ne booy xool. dañ leen war a gis nga animal sauvage yi. ñoom rek la liberté jikk. dëgg la. ñoom rek la liberté jikk. di wër di fàddak di wër di lekkaanook ñoom loolu moo leen jikk. mais domestique yi ngay gis nii yëpp xont lañu war a la xont rek. papa dama lay dolli. gis nga ci li nga wax noonu ci waru nag yeeg meew yi. boo demee Maroc gii ñu jege. ñoom dañ koo liggéey encadré ko ba nga xamante ne tey jii nii dañu am ay usines yi nga xamante ne ay Danone ak yooyu. yi nga xamante ne dañ leen indi foofu. absolument. délocaliser leen foofu. parce que am nañu production ba nga xamante ne tey lépp li nga xamante ne produit laitier la Maroc daanaka jaru fa dara. dama lay wax Aïcha. Sénégal kenn mënu leen situer. Sénégal am nañu xam-xam. waaye ci werante rek lañu dëkk. kese. Sénégal weerante. te dafa gën a pire. yaa ngi ñëwaat ci jikko yi de. ñuy fàttali suñu mbokk yi ci réseaux sociaux yi ne bu ñu amee ay laaj yu ñu bëgg a laaj monsieur Guèye wala Papa Ngagne ñu ngi leen di déglu parce que ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi apprécier ci page Facebook ITV bi ñi ñaa ngi laaj tamit ci canal bi fan lañ koy déggee canal 398 la sur Canal Plus fa ngeen di seetee ne provisoirement en attendant ñu defar 217 bi 398 ngeen koy am Papa Ngagne baax xam nga lépp ci jikko yi nga doon wax Sénégal wax rek moo fépp werante wax ngeen ko analyser nañ yëpp mi ngi fi kenn du ne dañu am nañu xam-xam mën nañu jàng waaye nanguwuñ jàng mën nañu jàng mais nanguwuñ jàng dëgg la mën nañ jàng lool mais nanguwuñ ko Sénégal duñu yiir boroom xam-xam duñu protéger boroom xam-xam balaa ñu lay mën a teral sax ci nit ku baax nga dem ñu def titre porte xaw ma porte moom laay wax teraangay ginnaaw wala ñu ràññee la feneen beneen dëkk jël la ràññee la sargal la ba pare ñoom ñu doog a nangu moom laa la wax dama ne la làmbi golo la ku jóg daanu moom lañ ko def léegi sax far soo waxee xam-xam am ku la weddi te du la fa teg leneen ci politique la ñu dëkk politique gu lan falu politique gu maa war a toog politique rek Sénégal lépp ci politique duñu xawlal élection yeeg léegi kan nga gis ci ñoom ñii ne dañuy politique bu génn fi xam-xam bu jariñ réew mi loolu doo fi toog ak maa fi toog rek kese ba xaw fee lakk réew mi ba réew mi xaw fee basculer ba réew mi xaw leen rëcc réew mi xaw leen rëcc ci noo xam ne lii ñun ñi nga xam ne amuñu benn responsabilité amuñu kàttan amuñu doole ñun sunu doom yi ñoo ci loru ñoo ci dee te wax jooju ñu bëgg koo fay dañ ci war a waxaat yeewaat sunu doom yi xamal leen ni ñii di politique seen bopp la ñu de loolu la ci waay wax tey bu ëllëgee boo ko ca toppee mu ne foogoon naa ne kat réew mi nii la mel na ko neex la koy doxale ak ku mu ci mën a doon it maanaam ka naxoon sa maam nax sa baay bu la naxee bu mu la jaaxal xam nga soxna Aïcha Sénégal état am na fi administration am na fi ndax Senghor teg na état administration Abdou Diouf ñëw teg ko mais 2000 la dëkk bi yàqu 2000 la dëkk bi nekk ci guuta gi 2000 la ñu waroon defaraat dëkk bi 2000 la ñu waroon joyanti parce que année 2000 année joyanti la Senghor da ko junj ñu defe ne ay kaf la l'an 2000 bi mu koy wax
gis-gis la l'an 2000 atum naataange gis-gis la woon gis-gis la président bi incarné 2000 sax xamul woon ne moom la ñuy junj dëgg la muy kan président Ablaye Wade moo waroon jooyanti réew mi président Ablaye Wade moo lii yu bari moo ko waroon jooyanti fi ci réew mi ci yàlla amoon na ko te yoroon na ko te wegoon nañ ko weg goo xam ne gii lu mu forgé woon Sénégal yi rek ñu doon ko dañu waxante dëgg li fi ne bu ñu masaa coow li dëkk bi ci 2000 la basculé ni mu basculé ci la yenn valeurs yi commencé yàq xaar rek ay sa baa ngi ñëw kii économiste la dëgg la 81 ajustement structurel Senghor bi mu xoolee ay atam xool fi mu jëlee Sénégal 60 ak la mu ca xeex ak coono ga ñëw ba 81 xam na ne mënutul defaat 20 ans ci xeex dafa woo Abdou Diouf ne ko yeggaleel parce que kàttan mayatu ko xel mayatu ko wax na ko sànq matière grise dafay jeex ci nit te nit day nangu loolu nit day nangu ne sama xam-xam fii la yem waaw kon diw war na maa mën a parce que fi xel yem xel tàmbalee na fa nga nangu ko ajustement ak sûreté 20 ans Sénégal am ko fii métti trop métti lool départ volontaire yi ci la kër yu bari tas bachelier yi lu ñu leen defoon financement ay waaw ak kii maîtrisards yi ñuy créer ay boulangerie muy ubbi 1 an di tëj di ubbi ay Sonadis muy tëj yooyu dañ ko war a nettali xale yi il faut que ñu koy nettali xale yi xam ne am na lu fi amoon avant 2000 pour que keesu état bi fees del ñuy wàññi fonctionnaires yi ñuy wàññi fonctionnaires yi loolu jaar na fi ba 2000 Sénégal am keesu fees del waaye nag attente yi bari lool ki waroon ñëw 2000 nag moo waroon incarné nag la ca des yëpp pour que ñi ñëwaat fekk fi dara xale yu juddu 2000 dañ fee fekkul dara moo tax ñu bari ci mbedd mi dañ koo tal moo tax ñu ne ci mbedd mi heure bi bu fekkoon am lu leen occupé du ñu dem ci mbedd mi xale bu amee lu ko occupé du fowi dëgg la mais lii moo ne ci réew mi nañ ko wax kii li muy wax xam-xam la ci filière yi ci nangam yi xoolal ni ma ko décortiquer xoolal kaan bi ka ko fa def kañ la ko fa defoon alternative bi kañ la ñuy commencé waat di bayaat ci beneen côté kaan bi pour fii ak 10 ans fii ak 15 ans mu mën a dëgër ñu defaat yeneen usine suukar xel demu ci am réew mbaye ko yor doole réew ci suuf la ne réew léppam ci suuf la ne xam nga dama toog ci fin d'année bi ñu ne douane bi def na xaw ma ñaata milliards de nangam waaw 1000 milliards daanaka 1000 milliards de recettes benn ma dégg benn borom xam-xam fii lañ ko invité Alassane Samba Diop invité ko mais man maa ngi xaar mu tàccu waaw mais mu ne ma dama tiit ma ne ko kii lu ko tiital ñun xam nga am ñu xam-xam pour ñun ndam la Alassane ne ko mais comment di mu ne ko mais milliards ci importation mais loolu musiba la donc ñaata moo génn kon ñaata moo génn waaw la ñu déggaane yëpp voilà kon ñaata si suñu xaalis ma jàng ci loolu ma ne mais kii li mu wax fi ma toog maa ngi naan mais kii li mu wax il a raison donc bu ñuy naan douane dugal na léegi lii nit ñi bu ñu jàpp chiffre importation mais nañu xool la ca ginnaaw la génn la génn la dem waaw kon mooy consommation bi ngay wax jéggi di ñuy jéggaani sànq papa da nga ne mbay mooy doxal réew de plus en plus sénégalais yi jeunes yi bëgg nañu bay jigéen ñi bëgg nañu bay mais gis nañ ko fan yële ci ginnaaw problème accès terre agricole yi suuf si jigéen ñi ñu ngi koy joytu ndaw yi ñu ngi koy joytu te pourtant pendant ce temps ñu ngi jël suufu dëkk bi di ko distribuer ay puissances étrangères waaw xam nga nañu waxtaan ne dëgg Aïcha nañu waxante dëgg waaw boo ma nee ndaw ñi dañu bëgg a bay dama naan la amul déedéet bëgguñu bay
papa initiative bay dundee ñu ngi fi ñu ngi Facebook waaw am na ku mel ni maman Cissé xale bu ndaw la mu ngi fi maman Diko si waaw boo ma mayee rek xale bu ndaw la boo ma mayee ma ñëw xale yaa ngi bay papa boo ma mayee ma ñëw ñi bëgg a bay ñi mën a kott amuñu mbaam waaw ñi am mbaam mënuñoo kott wax dégg nga wax ji dégg naa wax ci ñi seen maam am suuf doon na ko nga xam ne ñoo ko moom duñ ko xëccoo kenn ñi ngi ci marché yii di yor taabal def ci mantalaatu di wër oui c'est ça. am na ñi ngi fii Ndakaaru ak ville yu mag yi te bañ a delluwaat dëgg la seen source dëgg la dem delluwaat ca maam la maam daan def suuf saa nga fa lépp nga fa dëgg ñi nga dégg ñu ne dañ leen xeeñ suuf si mooy ñi bëgg a bay te amuñu suuf da ngay gis suuf soo xam ne fii lay jóge fii ba Médina ba mu dëkk doo ci gis dara doo gis kenn wax ci sëñ gay jóg rek jël ci benn hectare rek waa dëkk ba jóg loolu lan la te pourtant benn hectare boobu mu koy jël dañ koy bay mais dañuy dugg après ñoom seen biir ñoo koy jaay dama ne mën nañ ko sax bañ a jaay fa lañ koy toog di ko xool te kenn du ko laal doo ko laal du ma ko laal c'est le principal problème indi woon na fi coow bu yàggul waaw loolu mooy problème bi ak Papa Ngom waaw boobu ak léegi waa dëkk boobu lu ñu def suuf soosu Ndingler delluwaat ngeen Ndingler loolu lu jar a gëstu doon naa nangu ba fi Papa Ngom ba ñu coowee ba kooku dellu ginnaaw ma ne boobu ak léegi de ndekete ñii kat lañ fii dafa ëpp njariñ li Papa Ngom bëggoon def ba loolu laa bëgg dégg suufas kese nga koy xool rek te ku ko laal nga ne doo ko laal ñii nga wax dañuy bay billahi bu doon ñoo fa juddoo kenn du ko wax ñi nga tudd léegi bu doon nañu juddoo fa am suuf kenn waxatu ko Aïcha jógeel fii nga dem barka dem rek baa ngi dem bi muy dem Touba maak Alsaan ñi ngi ci oto bi ak Mamadou Ndiaye ñi ngi ci oto bi àll bi da ngay xool fu sa bët yem waaw dara amu fa ci suuf su nangam waaye li sëñ Gaye wax dafa am état mooy accompagner état mooy gunge amul ndox côté yu bari amul ndox te loolu état loolu moo war a nekk rôlam fexe ba ndox mi di dugg ci zone yi nga xam ne da koy soxla pour que population yi mën a kii fan la ñu toll on est au mois de Ramadan ñu ngi ci mois de déedéet weer wi avril du ñu ngi avril waaw tey xale yëpp bu ñu leen newoon tey préparé wu leen ngeen def retour à la terre xaalis bii ñu jël bëgg ko jox xale yi nga ne xale bu dellu dinañ la jox dundu ñetti weer du soudure ñetti weer nga dem dimbali ci sa papa ca tool ya ñu jox la jiwu teg ci xale yi dinañ toog fi Sandaga bala ci yenn marché yi di taxawal waaw mais li nga wax sànq la daa mel ni goney taax yi ñoo gën a bëgg àll gi ak bay gi tey ji non guneex taax yi dañoo dem ba xat waaw parce que 552 kilomètres carrés mooy Cap Vert waaw oui c'est ça ñëpp bëgg fi def lépp mais Aïcha mënul ne merci c'est pas possible ku bëgg a ñëw ku ñëw Cap Vert bu doon gaal suux na jërëjëf Pape dañuy ñëwaat tuuti waat si thème bi parce que waxtaan gi neex na neex bi nga xamante ne liñ ci mën a wax moo bëri liñ ci mën a laal moo bëri ni mu ko waxee production en fait agriculture dëkk moo koy jëmal kanam importation yi li ko mën a freiner mooy ñuy produire fii local mais bu ñu produire tamit ñi fi dëkk di ko consommer waaw sànq filière lait bi wax nga ko ci Ramadan bi li ñu taamu mooy tàndarma gi dañ koy importer meew bi dañ koy importer li nga xamante ne lépp luy charcuterie dañ koy importer te pourtant charcuterie bi bëf la ak dend war nañ ko fay mën a def Sénégal dëkku teew mi teew la fromage yeeg yooyu teew mu teew fromage yeeg yooyu meew baa ngi fi Sénégal dëkku teew mu teew la Aïcha maanaam du dëkku provision waaw Sénégal du dëkku provision dëkku teew mi teew la li ñu war a lekk suba xamaguñ ko foog fajar ñu toog a xam li ñuy lekk ci bëccëg gi loolu Sénégal am na dëkk yoo xam ne fii ak weer xam nañ li ñuy lekk fii ak 2 mois am na lu ñuy lekk fii ak 1 an xam nañ lu ñuy lekk Sénégal dëkku teew mi teew la loolu ñu naan bëccëg juróom bi ngeen def dëkku teew mi teew la dëkku teew mi teew la te loolu daf fi war a deñ
daf fi war a dañ nos gouvernants nañu xoolaat gis nga Aïcha ci yàq nga commencé yàq nga ngi commencé ñu nommé le ministre amoo compétence yàq mi ngi commencé ñu mën a directeur amoo compétence yàq mi ngi commencé ñu jël rajo bi jox la loo xam ne lii mënoo ko doxal te nangu woo ko nga ngoy ci te ñi la ëpp xam-xam toog fa te joxuñu leen ko yàq la yàq dafa commencé moom nga ubbee émission bi te def naa thème bi mooy yàq yàq du indi njariñ yàq du indi njariñ kon li ñu war a def mooy nañu li sëñ Gaye wax état nañu gunge te état am na suuf Aprodac bu bëri Aprodac ñu ngi fii fan yi sax ñu ngi lancé appel justement pour jeunes yi nga xamante ne dañu bëgg ñu former leen pour ñu dem nekk sur le terrain daf théorie ak pratique. dama ne dinaa la wax leen de waaw bu dee bu ñu defee dafa yomb yombul de yombul gis nga car bii te sàqet da ci daru nit ki doo ko yóbbu rek ci barab pour quelque temps après rocceeku bàyyi ko fa booy dellu si di ko fi gisaat tàmm la tàggat sa bopp la xam li nga bëgg la waaye lu ñëw ma jàpp ci xam nga kuy lab kuy bëgg a lab boo ko yoree paaka sax mu téye ci dëgg la attention bu ñu defee ne lu ñu indi rek ci xam nga xaalis lii ñu ne xaalis bi 92 milliards ko ne nangam ba xale yi defee ne ku ci ne dañ lay woo nga ñëw rek ñu jël xaalis bi def sa poos mais balaa ngay jënd da ngay xam fa marché ba nekk ki téye xaalis di wëndeelu mën na koo lekk te du yegg fa mu jëm dëgg la booy dem marché te koo romb jox ko boo yeggee looy def du xoolee li nga wax ci teew mu teew boobu effectivement dafa am ba nga xamante ne programmation organisation dafa am manque boobu dafa am fépp ci Sénégal à tous les niveaux ci biir kër yi sax li nga wax la ki nga xamante ne yow xam nga ne lii ngay am nga war ko programmer pour noo ciy dundoo ba weer bi dee boo jëlee yëpp bëgg ko yàq ci benn fan ba pare ne suba yàlla la waaw loolu dañ koy dund sa salaire ñu ne la suba yàlla la waaw sa salaire ci weeru koor bi nii damay ñëwaat ci weeru koor bi yow xam nga ne weeru koor bi 30 jours la 30 jours yooyu noonu li nga ca waroon dundee li nga waroon xam ne en temps normal di nga ko def 2 mois nga bëgg ko def ci 30 jours yàq bi foofu la tàmbalee après ñu ñëw julli bi jot julli bi tamit nga war a def li nga war a def léegi sànq ne ngeen commerçant yi dañuy yokk foofu tamit aspect boobu foog ñu taxaw ci parce que man mënuma comprendre tey jii nii Sénégal dañoo seetlu loo xamante ne commerçant yi saa yu événement jotee ñu yokk prix yi te yenn saa yi prix yooyu ñuy yokk dafay nekk ci même stock boo xamante ne stock bi changé wul njëg bañ ko jëndee woon moom lañ ko jëndee ba tey mais dañuy surenchérir te pourtant après ñooy jàmbat bu sénégalais yi demee jënd feneen fa nga xamante ne fa la leen gën a yombalee ñooñu yokkuñu prix yi dañ leen ko def mu gën a yomb waaw xam nga damay njëkkee ci li nga wax ci kër yi boroom kër gu ne chef gouvernement nga dépense yi yaa ko yor lii ci lekk gi lii ci santé bi lii ci ndox mi lii ci courant bi lii ci hygiène de vie bi lu ci ne dafa war a équilibré nga nekk ci biir kër gi gérer ko yaay faj santé yaay ndox énergie bi courant bi lekk bi façon lekk yi santé bi hygiène bi tout ci biir kër gi déjà organisation bi foofu la war a commencer d'abord avant ñuy génn ci dëkk bi avant ñuy génn ci réew mi balaa ngay wax ci réew mi waxal sa kër ba pare nan nga organiser sa kër dépense noo ko gérer est-ce que yow doo pasari loolu yëpp ci biir kër nga koy xoolee ba pare doo ko wax ak gouvernement dëgg la bu ñu organiser woo ci biir kër gi rek pour ci biti mu organiser wu day yomb muy benn ñaar mooy booy xool
ci diggante xale yi ak nguur gi seetal xale yi yow ak say xale ba pare yow mi leen jur yow mi leen yar xoolal sa diggante ak ñoom ba pare ndax mën nga leen maîtriser yow mënoo maîtriser say doom état mën na maîtriser xale yi état mënul maîtriser xale yi yow waajur yi mënoo maîtriser xale yi nga bëgg état maîtriser xale yi déedéet état mënul maîtriser xale yi ndax juru leen yaru leen ñun ñoo njëkk a rate fii jamono toll ñun ñoo njëkk a rate ci xale yi léeg-léeg nga anu xale yi ci mbedd mi waaw mag ñi dañu biddanti ci biir kër yi lañu jóge bu ñu teeloon yeewu xale yi du ñu génn ñun ñoo biddanti xale yi ci mbedd mi mooy li fi xewoon bu ci junju waaw te am na ñoo xam ne jël doomu jàmbur orienté ko jël doomu jàmbur yàq ko jël doomu jàmbur di ko jëfandikoo looloo am léegi les politiques c'est ça jamal ci parti politique xoolal membre yëpp ba ñu jeex takk doo ci gis doomu leader ay jarbaat yu xaw a sori nga ciy gis sax waaye jarbaat yu jege sax doo ko ci gis waaw yooyu yëpp ci yàq la damay ñëwaat ci système bi rek ci yàq dafa bari façon te gi bi gën a bon ci yàq mooy yàq nit waxuma lekk de yàq nit a gën a bonati encore te moom la nos politiciens là malheureusement noonu la ñu yoree réew mi foog nañ ne lépp xaalis la déedéet xaalis mënul lépp donc bu ma jàppee li nga wax parents yi dañoo échoué déjà côté boobu ci li am nii waaw manque de maîtrise sunu njaboot la ñànk na mën a téye sunu njaboot la ba ñeneen di leen jëfandikoo ci yeneen bañ ciy loru ba am ñu si ñàkk seen bakkan ñii di ci gaañu ba xale yi di révolté wu sax ci yeneen affaire ci sa xalaat papa lan moo indi négligence boobu noonu démission boobu loolu lan moo koy indi ci koom la wala ci lan la parce que oustaz Seck daan naa dégg mu naan ne koo reggalul mënoo koo régler waaw moom laa la wax xam nga bët day yenu lu bopp àttan bopp day yenu lu bët àttan xam nga nit njaboot dëgg la yàlla loxo yàlla dëgg la waaye nag da ngay sabablu te bañ a tàyyi ñun ñëpp am nañ chance bi ñuy yar dañu am ñu doon carnet suñuy waajur waay ki lay carnet dafa bëgg nga jàpp dëgg la chance boobu am nañ ko ñun nag dañu am suñuy doom génn ci ñuy daan karle génn ci nijaay ja génn ci bàjjen ba génn ci tante ja génn ci nàngam lu mu laal nga ne ko lu tax nga laal ko yow it nga seexlu njabootam mu seexlu sa njaboot sànq ko am na dëgg la lii ci indi situation yi ci la bokk du démission dama seexlu sa njaboot rek nga seexlu sama njaboot te koo seexlu njabootam nag doo ko karle lii rek la lii mooy coow lii mooy situation bi te ñu war ko génne ñun parents yi suñu biir nañu ñuy mbokk yi nañu delloowaat mbokk gi nañu defar waat xale yi bi ñu màggee li ñu gis baaxul parce que li ñu gis mooy kër gu tas xale yi dañ ci màgg dañu màgg xel fekk kër gi tas mais dañ daan màgg benn njël da nga daan màgg fekk sa yaay de ay loo ak say bàjjen ak say tante ak say nàngam nga xam ne fii kat bennoo la tey kay togg bu ma kenn nag jamono la même bu dee jamono am na fooy karewaat jikko yi ba defaraat kër gi même bu ñu dëkkatul même bu ñu bokkatul benn njëlli am na fu ñu war a mën a dajawaat pour defaraat jikko yi kon maanaam bu ma jàppee li nga wax la gaspillage mooy yàq donc base daa mel ni daanaka base bi la ñuy raté base bi la ñuy raté ci éducation bi base bi la ñuy raté ci investissement yi base bi la ñuy raté ci ni ñuy dawale économie dëkk bi ba nga xamante ne ba ci biir kër gi nañuy gérer dépense bi ak naka lañ koy rationaliser problème dafa am foofu fi mu ne nii li wet des si waxtu bu bëriwul tey jii nii yow boo ci doon jox benn conseil fan nga xalaat ne la ñu war a tàmbalee pour ñu mën a yaakaar
defaraat yooyu tey jii nii. defaraat mënut a weesu feebar bii jàngata gi ci ku ci ne yàlla daf la delluwaat sa bopp. est-ce que tax nañu yeewu ci. ah déet ku ci yeewul ku ci yeew kaay ma wax la nag lu waaye def di si torox. keneen tedd na ci. yàlla dafa delloo ñëpp ci seen bopp. bu dee réew yi ku ne delloo na sa bopp. dem nga ba benn moment avion jàllutul kër. bato jàllutul ñëpp toog seen dëkk. nga dugg ci biir dëkk ba ku ci ne ñu ne la demal toog sa kër. ku ci ne ñu ne la dellu sa kër restez chez vous. te boo feebaree ci biir kër gi nag ñu ne toogal sa néeg. xaaral feebar bii dafa am lu mu ñuy jàngal mooy ku ne na xaymawaat boppam ku ne na xaymawaat foo ayem. am na ñoo xam ne kañ la ñu gëj a reerandoog seen i doom. kañ la ñu gëj a ajandoog seen i doom. kañ la ñu gëj a toog famille bi yëpp toog ñu xàmme ñu xoolaat xale yi. feebar bi wan na leen ko. am na ñoo xam ne ci feebar bi la ñuy soog a xam ne kër gi. ñi fiy fanaan xajuñu fi. ci feebar bi. kon lan la war a wax. kon yow bi nga waree def extension yàgg na. bi nga waree yaatal yàgg na. daf la ko jàngal. metti na waaye ci coono la ñuy amee xam-xam. bu la jàngalul feebar bii bu la jàngalul économie. jàngalu la xoolaat sa njaboot. jàngalu la xàmmewaat xale yi. doo too ko mokkal ba iyaale yawmal xiyaam. man maa la ko wax. dafa am lu bari gàtt tànk. feebar bi jàngal na la ko. te gàtt tànk nag am na lu muy def ci nit. fu ne nga dugg fa. li ñuy wax fu ne nga defa sa sant bi na am daraame. loolu du defar nit. fu ne nga jëlee fa wax. ban ngay jariñoo. nit day xalaat. nit day toog wéet ci boppam. nit day am réflexion ci boppam. xoolaat li mu jëlee fële li mu déggee fële mu togg ko ci xelam yooyu yëpp ci nit usine la. lu ci ne da nga ko war a togg ci sa bopp. ba pare doo koo génne mu jariñ nit ñi. dëgg la jërëjëf papa macha allah mu am solo loolu. li mu wax la rek base bi la nañu defaraat jikko yi comme ni ñu koy waxee boobu ba léegi jéem a restructurer. ni ñu ko waxee Covid bi. dafa ñëw perturber lépp économiquement santé les transports secteur yëpp la laal te bàyyiwul benn kër nag ni nga ko waxee weeru koor bi la ñu wax économie la ñu wax gaspillage la ñu wax yàq mu bëri fànn tey jii ban tënk ngay am ci li ñu waxtaanee fii yëpp ak ban message ngay bàyyi suñu téléspectateurs yi. Merci Aïcha li nga wax moom c'est important ndaxte loo gis dañ ci war a jàngat comme ni ko papa ngañ waxee ndaxte lépp loo am te amoo ci jàngat rek. maanaam doo mën a avancer. ndax tubaab dafa ni l'amélioration nee na kii amélioration mooy. yokkute. mi ngi nekk ci natt. waaw ndax fii ak nattoo rek. xayma faw ngay taxu di xayma. ndax xayma dina la ni lii moo baax. lii war nañ ko jubbanti lii war nañ ko bàyyi. pour que nga mën a sportif yi ñoom xam nañ ko. ku ci nekk pour nga mën a avancer saa su ne da ngay natt sa bopp. donc lii kii mooy ci yàq bi comme ni nga wax yàq bi moom bëri na fànn benn ci lekk bi. waaw benn ci lekk bi li ñuy wax daal mooy ñi ko mën nañu gën a laay biir. ndaxte kii bëri na ci may waxtaan sànq ci ak yow di la wax ni la nit buy sant ndaxte weer la boo xam ne ci sant nit buy sant ci luñ ko digal maanaam mooy def luñ ko digal moytu luñ ko tere te yàq yàlla daf ko tere rawatina nag nee na boo koy defee mu bañ la bon loolu yàq bi moom ndaxte ku ci nekk boo defee surabondance ci sa kër rek doo sori gis ñu ko soxla bon yaakaar na te d'ailleurs moom la ñu yàlla di jàngal ni mburum koor ñu ngi koy natt ci lekk loolu ex misaal la ci ni la na nga ko jël natt ko ci la ñuy lekk waaw loolu mooy nii bon partage la te it du caagari yow ñetti plat ya nga daan def forcément foo ko def ñetti plat yi normalement ñaari plat doy na ndaxte wax dëgg fa yàlla boo dogee daanaka ndekki la boo dëgër guddi ñi def alimentation kii nutrition nee nañ ni que
énergie bi ngay lekk ci boo bëggee reer ci Waaw. guddi gi soxlawuloo ko ndax da nga koy stocké rek mënoo ko assimiler c'est-à-dire da mënul ngay gën a sonal sa yaram day sax gën a sa da ngay gën a sonal sa yaram ndaxte da nga koy yokk liggéey Da nga boo koy yokk xamante ne liggéey. te weer bi dafa bokk ci tamit li muy dafa jikko yi mais noppal yaram bi Noppal mu yaram delluwaat. bi. waaw noppal yaram bi donc reer boobu boo ko doxalee ba fajar ga te da nga ci am tuyaaba ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo xëddee da ngay am tuyaaba du rek da ngay lekk mais dañ lay bindal ay tuyaaba ay jëf ji yiw donc ñaari plat yooyu bu ñu ko defee di nga mën a économiser benn pour mën ci def leneen te yaakaar naa loolu mooy premier jàngat bi ñaareel jàngat bi nga wax ci yàq mooy fexe ñu li ñuy consommer di ko jéggaani waaw yàq devise la mooy li nga wax ci liy génn ay waaw mooy yàq devise la te yaakaar naa ni foofu noonu war nañ fexe jël ay matuwaay ba nga xamante ni état encadré béykat yi sàmmkat yi ak ñun tamit industriels yi ak secteur privé ñu fexe di soppi di substituer li ñuy importer ak production locale ndaxte devise yi génn suñuy exportation maanaam suñu sous-sol la ñuy suñu or suñu phosphate ak leen la ñuy jaay même ba jaay sax loo xamante ni waruñu ko jaay muy gerte gi nee nañ ma waxtu bi jot na xam na waxtaan mi neex na lool mais waxtu bi jot na ma bàyyi la nga tàggoo rapidement waaw ma tàggoo donc ñu ngi sant ñëpp di wax ni soxna Aïcha tey indi nañu ci lu ñu intérêt mooy tabax suñu réew ndax réew mënoo ko tabax mu ànd ak yàq réew mënoo ko tabax comme ni ko Pape Ngagne mën ci ko yu baaxul te yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat mënoo ko tabax tamit ci di jéggaani donc yooyu yëpp yaakaar naa ni moom lañ fi waxtaanee ñu fexe Sénégal at bu ñen ñu ciy dox ay kii ni ko Papa nga ñu wax bu ñu ko defee at bu ne ñu dox ay ñi nat suñu bopp fii ak 20 ans xam naa 30 ans Sénégal dina weesu waaw ndax feet yi loolu weer yi loolu lay jëriñ économie daf ci war a am pour jëmee réew mi macha allah jërëjëf Alassane Gueye mu nekkoon suñu gante ñu àndoon ak suñu papa Alaaji Ngagne Diagne ñu leen di sant di leen gërëm teewlu la ñu wax teewlu Ramadan waaye teewlu jikko yi tamit teewlu li nga xamante ne mooy koomu dëkk bi lépp li nga xamante ne njëriñ la dafay jëmale dëkk bi kanam loolu moo tax émission bi am particularité bi li nga wax ci mburum koor beeg zakat bi xam naa ne dinañ ci ñëw ci beneen émission wu teewlu incha allah ñu gën ko yaatal naka lay demee lan moo ko taxoon jug ak naka lañ ko war a defee kan moo koy def ñu leen ñuy gërëm ci li ngeen ñu teewlu ci télévision beeg ci page Facebook bi di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro teewlu Ramadan ci ITV la télévision ici ailleurs jërë ngeen jëf ba beneen